directeur ci wolof waaw ñu tënk ko rek ndax tey yaa ngi njaareem te opération bi ngeen door ngir soppali li nga xamante ni mooy permis yu bees yi mën nga ñëw wax ko rek mbir mi naka lay gën. waaw jërëjëf ñi ngi fi tey njaareem ci ndigalu Abdoulaye Daouda Diallo ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ginnaaw bu mu joxee ndigal gouverneur région bi ni ko tey jii si 8 novembre ginnaaw bu nu ubbee Ndakaaru si le 3 septembre dernier ubbi Thiès le 5 altine bi passé le 5 novembre ubbi Baux Maraîchers pour gën a jege acteurs professionnels yi donc le 6 mooy mardi passé tey ñeenteelu site wala ñaareelu région laa ko mën sax bu ñu ginnaaw Dakar ñaareelu région bu ñu ubbi bi mooy Diourbel loolu nag lu bare moo ko waral importance su parc Diourbel importance su population Diourbel du fait de Touba loolu rek waroon na doon firnde pour ñu mën a ñëw fii Diourbel di profiter si occasion bi di remercier aussi acteurs Diourbel yi les présidents sont là président Serigne Sall est là président Idika Pape Diop ñoom ñëpp ngi nii Mor Sanké Pambay ñoom ñëpp ñu ngi fii tey di wane jàppale bi ñuy jàppale état bi wala jàppale bu ñu jàppale seen bopp parce que nag li ñuy liggéey ñoom lañ koy liggéeyal bu secteur transport bi ñoŋee baaxee ñoom seen liggéey day gën a yomb koom-koom bu ñu ciy wutit wala ni ñuy traité population yi aussi day gën a yemb boo tax ñuy remercier seen engagement depuis bi mooy ñetteel bi yoon wala ñeenteel bi yoon ma fi ñëw fii ci région Diourbel laata ñuy lancé lii def nañ ci ay réunion ba bu mujj bi rek mooy le 12 juin 2018 bu ñuy def CRD bi fii yaakaar naa acteurs yëpp ñëw nañu pour waxtaane projet bi waxtaan naka lay demee ak yu ni demee waxoon na leen ni leen bu fi ak ñaari weer ñetti weer daanu ñëwaat fii lancé ko officiellement tey yaakaar naa ne ñu ngi ci loolu di ko sante yàlla bu mu ñu mayee kàttan googu ba bis bi ñëw tey ñëpp teewee ko kon ñu sant leen ci loolu lu tax a jóg nag mbir mi mooy ñu soppi suñu ay document transport lu ñu ci jublu mooy permis de conduire yi mooy carte grise yi agrément yi licence yi ba si plaque d'immatriculation yi gis nañ ni secteur bi dafa désorganisé ci lu bare fraude bi toppandoo bi bari na lool ci documents yi ay la yoon nag xëy na documents yi nu ñu bindoo woon aussi joxewul garantie pour mën a nit ki mën ko bañ a toppandoo ay kayit la woon ñu koy imprimer di def ay cachet moo tax boo leen di si faral di seetlu jamono bu ne da ngeen gis si télévision yi moo xam privé yi comme télévision nationale ñuy police ak gendarmerie di wane ay réseau de faussaires ñu leen di démanteler à Dakar lu ci ëpp gis ngeen ko ba sonn ni ay nit tëju seen ay kër yor seen ay imprimante yor seen ay imprimé di defar ay carte grise di defar ay ba si carte d'identité nationale yi sax ñu ko doon commencé toppandoo mu doon mbir ba nga xam ni insécurité si ñëpp moo tax ñu xalaatoon ak xaral yu yees yi indi ay carte ba nga xam ni toppandoo ko du mënta ne de waaye dina jafeñ lool Sénégal mooy ñetteelu pays si adduna bi ba nga xam ni carte bi mu am ci wàllum sécurité ñun rek ñoo ko am ñetteelu pays yi ngay dégg yu gën a développé tey amaguñ ko même France bi tey semaine mois bi passé la ñu commencé di toppandool ñun li ñuy def raw na leen ci côté boobu donc kon loolu fierté la kon loolu donc mbégte la carte boobu nag polycarbonate la moom lañ ko defaree ba pare mu doon thermoplastique boo déggee thermoplastique mooy duñ ko càmbar ci wàllu climat bi mooy bu naajee bu tawee bu seddee carte bi daal dara mënu ko altérer moo tax durée de vie bi 10 ans la alors ba pare ci biir carte boobu ñu dëxañ ci benn puce lu ñuy wooyee puce boobu tey groupe sanguin beeg ak empreintes yi mi ngi ci biir waaye puce boobu li ñuy wooyee gestion des infractions mooy maanaam boo jalgatee charte bi mooy code de la route bi infraction yooyu yëpp nekk ci code bi tey mi ngi ci biir puce bi te takk der yi jox nañ leen ay tablettes yi nga xam ne boo jëlee carte bi boo ko tegee ci kaw tablette bi rek dina lire données yi nekk ci carte bi tey maanaam boo dawalee takk ko sa ceinture il suffit mu appuyer ci bouton takk ko sa ceinture rek su ko defee benn ticket génn du ajoote mu lay bindal naan la demal central ticket bi jeex na ak loolu jeex na carte ni jeex na ni la demal fii yooyu dootu ko ajo beneen bi mooy ci carte bi dañuy dem ba parce que duñu wax ni carte puce bi multi applicative la dañuy dem ba nga mën ci fayee comme ni ñuy def paiement mobile yi rek xam nga paiement mobile yi puce la rek
Orange Money yooyu puce la rek alors dina ma dem ba avec sa carte boobu tey nga mën ci fay sa contravention mën ci fay sa assurance mën ci fay sa vidange mën ci fay sa visite technique lépp li nga xam ne yombal ci wàllu oto rek carte bi tey dina mën permettre nga mën ci fay loolu donc mu doon li nga xam ne yombal la si acteurs yi yombal la si citoyens yi booleeg nag maintenant la biométrie lu tax carte yi kenn mënu ko falsifier mooy dafa am biométrie sa fukki baaraamu loxo yëpp la ñu jël nataal ko mooy biométrie te kenn amul même nataal que keneen ci àdduna si say biométrie ku nekk sa biométrie yow rek yaa ko am loolu rek doy na si sécurité loolu mooy tekki ni kenn mënutul falsifier wala substituer carte jàmbur loolu mooy aspect sécuritaire bu gën a doy waar boo xoolee ñi ñu lëkkalool tey muy groupement Gemalto Fies Technologie di remercier et di nuyu directeur général bi nga xam ni moo lëkkaloog ñun ñu ko signé ak moom contrat pendant 10 ans te 10 000 francs boobu benn yoon nga koy fay si fukki at wala benn yoon nga koy fay si juróomi at fukki at mooy lan ñi am moins de 45 ans xam nga seen validité permis 10 ans la 10 ans da nga war a wutiwaat médical pour changer permis ñi nga xam ni ñoo âgé de 45 ans ba 55 ans ñetti at yu nekk duñu waroon changer permis duñu waroon wutiwaat médical ñi am 55 ans et plus ñaari at yëpp duñu waroon changer wutiwaat médical mais njiitu réew mi ni loolu dafay indi ay jafe-jafe wala day indi ay en tout cas gàllankoor si askan wi nañ def ñaari validité rek ñi nga xam ni yées nañu 45 ans 10 ans la ça veut dire fukki at yu nekk la ñuy fay 10 000 fukki at yu nekk la ñuy fay 10 000 bu dee ñi nga xam ne nag ils sont âgés de plus de 55 ans nañ leen yóbbul 5 ans donc amatul 3 ans amatul 2 ans donc ñaari validité permis moo am léegi 10 ans ak 5 ans donc 10 000 francs bi tous les 10 ans la ou tous les 5 ans wax dëgg yàlla ku ni kooku nag jafeñ na xëy na jamono moo ni toll rek waaye xam na ni am na jàppandal loolu daal mooy waaw bu ñu tàmbalee léegi ci Ndakaaru def nañ lu mat 30 000 permis ëpp na ko ci bu ñu koy xayma semaine bële passé ëpp na ko te yaakaar nañ engouement bu population bi am ak niñ ko xër giñ ci xër tax na sax ba début bi amoon nañu ay jafe-jafe ci wàllu gestion file d'attente yi moo tax comment dirais-je ministère de l'intérieur ak ministère des forces armées déployé ñi nga xam ne fa nga xam ne zone gendarmerie la mu déployé fa gendarmerie ñooy gérer administrativement liste yi ñooy gérer file d'attente yi nga xam du am xëccoo du am buuxante du am ni kii sama parent la dugalal ma ko nangam loolu service camarade yooyu du am ku njëkk a ñëw li bindu daal yaay njëkk a jàll service camarade du am parce que Sénégal nag lu ci ëpp nag loolu ñuy déplorer da ngay ubbi service waaye kii sama cousin la kii sama frère la kii sama nijaay la indi dugal dimbala ma dugal te du rang te loolu jaaduwul moo taxit fii tamit gouverneur jël na engagement incha allah police moo fiy ñëw di gérer file d'attente yi di gérer maintien de l'ordre bu ko defee ñu mën a am vraiment service bu yemb balaa at bi di jeex incha allah parce que njiitu réew mi dafa xaatim décret ni phase remplacement bi at lay durer at boobu mi ngi tàmbali si jour bu ñu commencé liggéey bi comme Diourbel tey jii lañ commencé liggéey bi muy le 8 novembre 2018 fii léegi 8 novembre 2019 la ñu war jeexal remplacement permis yi carte grise yeeg yooyu daañu ko commencé si mois de janvier bi incha allah fii si Diourbel su ko defee boobu tamit ñoom dina am bi durée 1 an pour ñu changer yooyu buñ ci commencé rek di nga am 1 an pour ñu jubóo. capacité de production bi ñaata. bés bu nekk daal ñun mën nañu jël 300 personnes fii si Diourbel bés bu nekk mën nañu jël 300 personnes. te yaakaar naa ni buñ ko defee ordre rek balaa at daal li ñuy wut ci Diourbel képp ku yeewoo fi Diourbel te yoru permis donte sa permis Ndakaaru la donte sa permis Ziguinchor la wala fu mën ne boo ñëwee fii dana la ko soppal incha allah. nemmeeku ngeen ay faux permis ci seen. lu bare faux permis yi ni nemmeeku bu ñu commencé ak opération beeg léegi man damay wax sax ni yéex nañ def li ñuy def ni parce que am na lu ñuy wooyee faux permis waaye am na lu ñuy wooyee vrai faux permis. faux permis mooy lan nit ki dafa dem mu nga Europe wala mu nga si biir këram jox kenn 150 000 wala 100 000 wala moo xam ñaata la ne ko wutal ma permis waa ji dem toppandoo permis defal koy ay cachet jox ko yëpp ba takk der bi sax bu ko xoolee du xam sax ni fu baax nag lu baax la ak lu bon la du ko mën a ràññeetle pour wan la gars ñi ni ñuy xarañee rek loolu tey boo ko ñëwee indi permis boobu ñu dugal suñu base doo ko gis mooy kooku amul permis faux la beneen vrai faux bi nag mooy da ngay gis Cheikh Omar Gueye am permis B mooy véhicule auto particulier yi ma dem wut
ki nga xam ne daf ma defal ay cachet ma am permis transport am permis poids lourd tey bu ma jëlee numéro permis Cheikh Omar Gueye boobu dugal ko si base bi dinaa gis Cheikh Omar Gueye su ma yemoon si loolu rek dama naan ah permis am baax na waaye bu ñu xoolee catégorie yi nekk si base bi ak li nekk si permis daañu xam ne kii kat dafa tricher catégorie yi mu bind ni am na ko amu ko loolu mooy vrai faux permis yooyu yëpp détecté nañ ko te loolu nag wane na ni ñu bari ñu ngi dawal soit amuñu permis bi baaxul parce que ku amul permis bi baaxul soit vrai faux permis la ñu am te lii bu dakkul nag ñooñu ñëpp danañ génn si système bi dina am jeexital si accident yi ñuy wax yi kon nag loolu njeexital bu rëy la am nañu ay faux permis te ñu ngi koy saytu bu baax a baax incha allah te système bi moom du ma ni kenn mënu ko tricher de waaye boo koy tricher de machine yi koy defar yi defar carte yi Finlande la leen def rek ak Pologne machine yi koy defar yi benn bu si nekk 1 milliard 200 lay jar yaakaar naa nag xam nga ban doomu adama mooy xalaat di def 1 milliard 200 pour def ay falsifier ay carte ñiy defar permis yi ñoom ñooy defar document sécurité États-Unis yëpp ñoom ñoo koy defar ñooy leader mondial ñun du ñu dem xooli fa nga xam ni mooy ki ci gën a xarañ ci àdduna bi ñu dem lëkkaloo kooku pour que Sénégal yëpp nekk si jàmm. loolu la leen di def ñu ngi lay gërëm. jërë ngeen. Merci beaucoup.